su may wax jeunes yi ma fekk fii nag tey Rue 13 par rapport ak monsieur le ministre Seydou Gueye ak ambition bi nga xamante ne am na ko biir Médina may wax ni xëj na dafa tombé rek waaye avant muy am ambition bi def na lu rëy biir Médina def na mbir yu rëy biir Médina moo tax ñun biir Médina ñu bari dañu naan yéenay état mais ñun état lañ boo xamante ne biir Médina ñun ci opposition bi lañ nekk. C'est vrai que biir Médina ci opposition bi lañ nekk mais teewul am nañ bilan quand même parce que 2011 ba léegi monsieur le ministre Seydou Gueye mi ngi jàpp ci combat wu waa Médina yëpp bépp initiative muy initiative bu jeune muy initiative bu femme boo ko woo monsieur le ministre day ñëw appuyer waa Santhiaba appuyer waa Médina xoolul ku far ci moom xoolul ku farul ci moom. Dans le cadre de la formation et de la qualification soo xoolee depuis 2011 2012 2014 ba 2015 même ba 2016 indi na fi ministre de la formation professionnelle Mamadou Talla pour ñi nga xamante ne dañu amoon problème mu formation jeunes yi nga xam ne dañu jàng ba mu yàgg ñu arrêté seen jàng ndax ay difficultés ñu relancer leen man mii ci laa bokk ndax bokk na ci ñi nga xamante ne ñoo mu yóbbu 3FPT Sénégal Japon ma génne fa. defal na ma ko waaye defal na ko jeunes yu bari yu nekk biir Médina soo xoolee récemment c'était en 2017 avant ñuy dem élection législative dañoo ñëw polyclinique di ko vérifier bi ñu ñëwee polyclinique ñu gis que ni hôpital yi nekk Médina dañoo am problème bu metti mooy manque de lits de maternité. Monsieur le ministre grâce à ces collaborations ak ces ay contacts yi nga xam ne moom la amal à l'extérieur moom ak ay allemand ñu collaborer indi ay conteneurs médicaux biir Médina conteneurs médicaux yooyu ñu indi matériels médicaux yi ci nekk tey moom lañ def hôpital polyclinique moom lañ def hôpital Cheikh Ahmadou Bamba yóbbu nañ ko tam hôpital Elisabeth waaye yóbbu nañ ko tam hôpital Elisabeth bi nga xamante ne moo nekk Jekko li may wax nii dafay wane ne kooku dafa bëgg Médina il a la Médina au cœur dafa bëgg Médina monsieur le ministre Seydou Gueye laa mës a dégg mu ne ma. Pour un jeune de la Médina, amener le ciel est possible parce que ñun dañoo gëm suñu bopp dañu jàngi bi mu waree jàng bërki démb la ñëw ne ma dem naa voyage ñëw naa am naa 25 emplois yoo xamante ne Ageroute la xool leen jeunes yi nga xamante ne ñu ngi ci parti bi amaguñu ngeen dolli leen ci 25 emplois yooyu su ma ko yokkee ci li ma jotoon gis mu def tey am naa fiitu ne monsieur le ministre Seydou Gueye 2012 ba léegi nii à la Médina plus de 250 nit ñi ngi liggéey te yàlla moom la moom moo ko def ñi ci ëpp nag ay jeunes lañu kon kooku bëgg na Médina man ci laa bokk maa ngi présidence Alain mii toog ci la bokk mi ngi Dakar Dem Dikk am na ñoo xamante ne yóbbu na leen ministère de la santé am na ñoo xamante ne ñi ngi COUD am na 25 personnes yoo xamante ne aussi ñi ngi nekk biir poste di liggéey. loolu monsieur le ministre Seydou Gueye moo ko def ak yeneen i postes dans le cadre dans le cadre du financement des femmes mooy lu ci mel ni DER parce que DER su ma ciy wax souvent dafa am lu may bëgg a leeral monsieur le ministre avant DER dafa jël fonds propre en 2014 en collaboration avec Crédit Mutuel du Sénégal mu génnee fonds 30 millions pour les Médinois si la njëkk a financé femmes u Médina yi plus de 100 jigéen bénéficié wu bi DER ñëwee aussi gis nañ ko récemment plus de 500 femmes financé nañ leen à travers la DER te c'est grâce à l'excellent ministre Seydou Gueye ñu koy woowee loolu moo tax ñu koy woowee le leader naturel de la Médina coow li nag fi mu ne bëri na biir Médina ñii naan dañoo bëgg a bokk ñii naan dañu bëgg a taxaw ñii naan APR ñii naan Macky Sall ñii naan nii coow yooyu duñ ci sori benn affaire rek laa lay wax ku ñeewul sa awo du bëgg a nekk sa wujju ànd ak Seydou dafa neex moo tax nit ci bëgg a nekk wujjoom nangul nañ leen ko su leen neexee nekk wujjoom mais nañ ko def dans les règles de l'art ndax. enrôlé na 500 femmes mutuelles. 500 femmes mutuelles de santé bi loolu c'est très important. action yi nga xamante ne moom la monsieur le ministre def ci hôpitaux yi nekk biir Médina lan lañ jural tey des fois ngañ dem ba am benn frère am boo xam ne dafa feebar wala mu am benn dëkkandoom boo xam ne dafa feebar mu metti
dëkkandoo woo ma ne ma ngañ dama am malade nangam sangam mi ngi hôpital bii ñu war ko defal prise en charge léegi action yooyu mu séq ak hôpital yi nekk Médina tax na ba buñ la waroon fayeeku 50 000 dinañ ko wàññi fay la 15 000 parce que Seydou dina woote ci hôpitaux yi nit yi xam ne kii nitu Seydou la dimbali la defal nañ ko ay malades yu bari prise en charge médicale yi daf ma koy tere ma koy wax parce que nee na ma nit su feebaree nga koy dimbali waroo ko wax mais monsieur le ministre dañ toll ci élection te foog ñuy wax ndax dafa jot ñu wax mosquée yi li mu ci def nit defu ko si du li mu toog moo tax ma koy wax du lu ma ànd ak moo ma tax ma koy wax ndax man dama ko seede jumaay cëriñ bi ñu koy mujjee peinturaat man maa nekkoon chef de chantier bi parce que maa ko doon superviser chaque jour monsieur le ministre Seydou Gueye moo joxe karo yi moo joxe sono yi moo joxe peinture bi ba ñu peinture ko ba mu mel noonu mu mel tey ñu am plaisir julli fa jumaa tey jàkku chantier ba bii nga xam ne fa lañ dëkk ñun karo yi climatiseur bi tout monsieur le ministre Seydou Gueye moo ko def mën naa wax si jàkk ji nekk abattoir mën naa wax si jàkk ji nekk rue 37 mën naa wax si jumaay Guy Mariama Laye ainsi de suite bépp jàkk bu am Médina monsieur le ministre Seydou Gueye teg na fa tànkam dugal na fa loxoom yokk na fa dooleem du pour kenn pour waa Médina yi la ndax moom li mu gëm mooy ne ñoom ce sont des purs produits de la Médina yàlla dimbali leen ak Médina tentation bi fi nekk yàlla dimbali la nga génn si ba nekk kilifa si état bi mu ne moom man aw ma lenn lu may def lu dul delloo Médina li ma defal parce que li ma doon tey Médina moom ko defal loolu moo tax Seydou ñun ñu ne mooy suñu candidat ci élection mairie Médina yi ndax amul ku ko gën c'est le meilleur choix pour les Médinois amul dendandoo ñiy wax ju bëri moo leen ëpp xam-xam moo leen ëpp njëriñ moo leen ëpp utilité ndax bi ñuy xamanteex moom en 2012 Adja Mère Woli Diop di ñu présenté monsieur le ministre Seydou Gueye mii dafa am benn waxtaan bu ñu wax ba tey moom laa jàpp ñu toog ñun waa rue 21 ñun waa Santhiaba di waxtaan ak monsieur le ministre Seydou Gueye mu ne ñu xaw ma leen bu baax mais benn affaire leer na du ma leen may jën mais dama leen di jàngal ni ñuy nappee bi mu ñu ko waxee en 2012 ba tey ñi ngi si 2021 ma taxaw ne leen plus de 250 personnes ñi ngi liggéey kon il a réussi li mu bëggoon ñu koy félicité di ko ñaanal yàlla ba pare yéen waa rue 13 ma leen di ñaan ngeen gën a jege ndax si ngeen bokk ndax Seydou kat bu fekkee am na ñaari kër biir Médina benn bi Santhiaba la ndax kër baay la beneen bi mooy Kusum kër yaay la kon ñun mu waa Santhiaba Seydou Gueye mii dafa war a nekk suñu tiitar monsieur le maire Bamba Fall mooy adversaire am mais ñëpp dégg nañ ko li mu wax ci télé bi su ma demul woon élection Seydou Gueye laay voté ndax xam-xamam ndax ambition bi moom ci Médina damay terminer génneel leen ñetti points si ay points yoo xam ne suñu programme la woon en 2014 parce que 2014 bi ñuy dem élection dañu amoon programme du ñu ñëw élection di wax ni ci ay waxu kasaw dañuy ñëw teg programme ne leen lii lañ ci mais ñetti points yi nga xamante ne monsieur le ministre amoon na ko comme programme à la Médina benn bi gis naa ko koy jéem a toppandoo yàlla na ko réussir mooy Seydou bi mu ñëwee dafa ne Médina dañ ko war a def cité numérique bi mu ne Médina dañ ko war a def cité numérique loolu nekkoon lu bees si ñun ñu laaj ko monsieur le ministre lan mooy cité numérique mu ne war nañu fexe def Médina cité numérique ñu ne ko lan mooy cité numérique monsieur le ministre nañu cité numérique moom mooy fépp foo taxaw ci biir Médina ngay am wifi di am connexion te doo fay ñaar dërëm nan nga koy defee mu ne c'est possible parce que Sonatel Orange ñi ngi fii jege nañu te ku nekk maire di nga am budget bu disponible pour nga mën a def yu mel noonu. beneen bi ma gën a frappé ci programme bi nga xamante ne amoon na ko en 2014 mooy benn ASC ñaari tata ñu laaj ko monsieur le ministre lan moo tax nga bëgg a jox ASC bu nekk ñaari tata mu ne parce que dama gis ASC ni ñuy bousculé woo sama biir bureau di ma ñaan ndimbal pour suñu amee match wala suñu amee ay semaines culturelles yu ñuy préparé saa yu ñu ñëwee dama leen di continuer di jox mais jàpp naa ni suñu fexee ba ASC bu nekk ñu jox ko ñaari tata ASC yëpp dinañ autonome te ket dina jeex ci ASC yi.